asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi li nga xamante ni moom la ñuy wax ramen noodle ñi yore xale yi wala ñi nga xam ne ñu ngi nekk universitaires yeeg yooyu ak même ñi nekk high school mooy école secondaire yi xam nañ ko suñu yoree ay tout tànk rek xam nañ ko dafa nekk benn genre kii boo xamante ni pâte boo xam ni c'est comme vermicelle bu chinois bi lay ndirool mais après dinañ si ñëw donc loolu tey jii moom la ñuy defar nag pour wan leen ni mën nañ ko defar noo xamante ni du nekk comme li nga xam ne baaxul si xale yi comme ñoom niñ koy utiliser pour loolu nag tey dinañ soxla comme niñ ko waxee rek ramen noodle mu nekk kii bi nouilles yi nga xamante ni moom moo nekk bu ramen bi dinañ soxla aussi li nga xam ni moom mooy suñu ay épices donc mu nekk ail en poudre oignon en poudre ñu soxla li nga xamante ni moom mooy suñu kaane bu sew optionnel ak citron en poudre bi optionnel boo amee bu tooy xayrun dinañ soxla aussi li nga xam ne mooy suñu sel suñu mélange d'épices dinañ soxla aussi quelques huiles donc mu nekk huile de sésame ak huile végétale wala huile d'olive dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy tuuti graine de sésame ak aussi li nga xam ne mooy habat soda moom mooy kii bi black seeds bi loolu tamit optionnel la ail bu tooy ak li nga xamante ni mooy green onions muy oignon vert ak tey dama si boole jën si el bi donc loolu mu nekk loo xam ne c'est optionnel donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen dugg si waañ préparer leen ramen bu neex a neex a neex macha allah kon nag bismillah voilà donc dañuy daal di ñëw commencer suñu marinade pour jën bi loolu rek moo si jël temps boo si boolewul jën moom amul benn temps lii mooy togg bi nga xam ni moo gën a gaaw looloo tax collégiennes yi bëgg ko mooy universitaires yi mais aussi looloo tax tamit xale yi tamit di si gis seen bopp bu baax a baax gis nga sel laay def nii un peu donc bu ko defee yow yaay xool da nga koy lakk da nga koy saaf ñun dañuy jublu si lakk bi nga xam ne dina gën a neex a lijjanti ñaari côté yëpp laay def voilà donc bu ko defee ñu def oignon en poudre ail en poudre yooyu yëpp lañ koy ñëw def après incha allah soo buggee def marinade bu tooy mën nga ko def mélanger yëpp ci benn récipient après nga kii ko nga sotti ko ci kawam ku amul mélange d'épices bi soo amee tuuti paprika mën nga ko def walla boo amul paprika aussi mën nga ko bàyyi donc gis nga mu ngi nii donc suñu marinade jeex na damay daal di ñëw rek def ci un peu bismillah gis nga tuuti rek juste pour loo xam ne du coller su ma koy lakk donc on refait la même chose ci beneen sens bi marinade ba jeex gis ngeen nu mu gaawee en plus lii saumon la quoi jarul marinade yu metti yooyu noonu donc lii la ñuy def après bu ñu avant ñu koy lakk dinaa jël sauce bi nga xam ne moo nekk ci ramen bi daal di siy def tuuti rek fii si biir saumon bi comme ça nga xam ne goût yëpp dama koy am throughout the meal incha allah voilà voilà gis ngeen paquet bi sauce la boo xam ne day ànd ak ramen bi donc sauce bi lan moo ci nekk damay xool li nekk ci paquet bi moom mooy nekk sauce de soja la am na aussi tuuti sucre am na aussi li nga xamante ni mooy huile de sésame bu weex moom mooy bu mel nii mais am na man bu ñuul bi laa yore am na bu weexam aussi quoi boo xam ne kenn kiiw ko sotéwul sésame bi avant ñu koy extraire def ko diw donc man moom laay jël
tuuti laa si soxla tuuti parce que bu ñu fàtte def nañu xorom ak yooyu donc un tout petit peu voilà gis nga benn paquet bi duma def sax moitié bi gis ngeen c'est juste pour nga xamante ni goût yépp ay mariné wu ci biir donc voilà comme kii sucre bi taux bi bariwul moo tax c'est pas grave pour man loolu ci sauce de soja bi lay jóge mais ku ko bëggul aussi ku bëggut a utiliser sauce soja mun nga ko omettre nga utiliser liquide amino voilà mooy substitut wu soja donc nii laa koy tege voilà lii pare na donc dañ koy daal di teg nële à côté bu ko defee ñu daal di dem jubal nag ci ramen bi incha allah. voilà ñu ñëw tuuti ci ramen noodle donc fii rek laa koy liiree gis nga moom laa leen di wax bu ngeen di dem ci supermarché yeeg yooyu dee leen am tendance di lire liste ingrédients yeeg bagage yooyu noonu donc dina la wax daanaka li nga bëgg a xam ci li nga xam ne moom nga bëgg a utiliser donc man dama leen di wax man daaw ma ko jege duma ko togg duma ko xool sax laa lay wax nii donc mais dafa am benn anecdote bu ma leen bëgg a wax tuuti rek sama doom yi bi ñu gënee nekk xale tuuti pas xale yooyu noonu parce que instant boobu Bousso mi ngi woon kii middle school mooy li ñuy wax collège Sénégal donc loolu noonu école secondaire donc loolu tax koo yàgg noonu donc dañoo feebaroon benn jour xale yi mënuñu téye dara lu ñu lekk duñ ko téye dañ koy génneewaat yëpp ak yooyu nanguwuñu woon lekk donc biñ demee hôpital après ñu dem médecin bi daal di may suggérer ramen noodle ma ne ko luy ramen noodle xam nga mu ne ma mooy kii yi nekk ci paquet yi. dañuy ñëw commencer togg comme li ma leen wax sànq ramen bi donc fi mu nekk nii dañ koy traité comme ni ñu doon defee nouilles yi donc duma ci def sel duma ci def dara parce que sauce bi nekk ci paquet bi la ñuy utiliser te dafa saf xorom lool donc damay ñëw gis nga nii lay ñëwee paquet bi nekk ci biir bismillah donc damay daal di def sotti desi bi réserver paquet bi voilà gis nga li tax nag universitaires yi bëgg ko mooy maanaam dafa yomb ci ñoom budget friendly la dafa yomb ci ñoom duñ ba pare bariwul ay bagages ay togg comme ñoom dañuy jàngi donc dañuy jël loo xamante ni dinañ ko mën a togg sans pour autant mu jëlal leen temps wala interférer ci moment bi nga xam ne moom la ñu war a utiliser pour di jàng ak affaire yooyu noonu donc moo tax ñoom ñépp a ko bëgg laa lay wax ni donc mu ngi nii léegi dañ leen di wan ni rek mun ngeen ko lekk mais te du tere aussi que ni dina neex parce que lii nii man sama xale yi suñ koy defar ñoom duñ ko def sax ci kaw gaz bi nii ñoom ci micro-ondes bi lañ koy dugal 2 minutes yooyu ñu wax noonu foofu lañ koy dugal bàyyi donc mu ngi noonu léegi ñun dañ leen di wan rek ni mun nga ko def ci kaw gaz pour ki amul micro-ondes wala même ci kaw micro-ondes bi gis nga nii lay def bu ko defee mu daal di rehydrate mel ni pasta après su paree noonu lay mel donc ñu bàyyi nii après daal di dem xool jën bi aussi nga xamante ni instant bi dañ ko war a dem commencer ko lakk incha allah parce que moom moo nar a gën a yàgg que lii donc comme ça ñaar yëpp pareendoo mu ngi nii su la neexee nga def ko ci four bi wala griddle bi nii parce que universitaire yëpp am nañu sandwich maker ci seen néeg yi bismillah donc nga xam ne li ñuy def nii tey day accessible ci ñëpp ku ko amul aussi mun nga ko def ci poêle comme ni ma defee nii nga def ko ci poêle jeex na bàyyi ko foofu muy def ay affaire am ndànk-ndànk jarul def diw bu bari jarul dara parce que saumon dafa gaaw a ñor donc mu ngi nii li ngeen gis ma def fii pour jël diw bi la lii sit des ci biir lii nekk fii ci suuf mënumaa fexe ba gis ko bismillah donc dañ koy bàyyi moom tamit mu togg quelque chose comme ay
5 à 6 minutes incha allah dina pare bu ko defee nga xam ne assemblée rek moo ñuy dese. voilà gis nga suñu pat yi pare na dama koy dem segg nii donc segg laa koy def après ñëwaat ak yéen incha allah. si benn récipient bi ñu toggee woon si la ñuy def un peu d'huile bismillah après ma jël huile de sésame bi aussi bismillah def ko si bu la neexee nga def beurre wala yooyu yaay xool rek donc ma daal di ñëw jël tuuti laaj bi xam naa yéen a ngi doon laajte fu mu dugg bismillah gis nga tey defuma ko sax ci jën bi en poudre yi laa jël mais bu tooy bi fii laa koy def voilà daal di jël aussi optionnel tuuti kaani pour ku bëgg bismillah pour mu jox ko goût laaj bi rek lañ soxla mu xaw a lax tuuti rek comme ça ñu mun ci def yeneen ingrédients yi aussi voilà léegi ma jël gis nga noodle yi bismillah sotti ci biir gis nga tey dinañ ci indiwaat yeneen façon recette yoo xamante ni dañ koy def presque comme sous forme de soupe lay ndiroon xale yi noonu lañ koy lekkee lu ci ëpp yooyu tamit dinañ ko indi incha allah donc ñu fexe rek fexe ba lépp daal ci ñu dem indi sauce bi nag léegi lii mooy paquet bi ma njëkkoon yore bi gis nga man duma def yépp sax dinaa desal booy xool benn paquet ak genn wàll laa def donc mu ngi nii ma jël tuuti oignon vert bi def ci leneen li ma garder ko pour décoration mu ngi nii pare na ñu fay daal di nag ñoo xooli jën bi yépp jën bi pare na gis ngeen ni mu gaawe macha allah kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen ramen noodle mu ngi woon nii gis nga mu nekk recette bu rafet neex lool lii mun nga ko taajal ku la neex kenn du xam ne ci ay sachet la jógee macha allah donc mu ngi nii ñu boole loon ko ak jën tey bu la neexee mun nga ko def ak crevette mun nga ko def noonu kese moom kese nii ak ngeen gis nen boobu ngeen gisoon moom laa jël daal di koy def sur le plat donc ku mu neex nag su fekkee man xam ngeen ma duma lekk nen boo xam ne dafay rani maanaam ñorul bu baax noonu suñu waa kër ñun bëgguñu ko dañu bëgg nen bi ñor complètement mais ku ko bëgg mun nga def nen ni nga bëggee rek nen mu mel sur le plat nga def ko dafay rafet loolu te xëy na nag dina neex tamit pour ñi ko bëgg ngeen gis ma jël tuuti sauce soja teg ko pour ki nga xam ni bëgg na sotti parce que gis ngeen ma defuma woon sauce bi yépp parce que ñun ñemewuñu xorom noonu donc dama def na le ci el bi pour ki nga xam ni moom am na envie dolli mun na ko dolli moo xam ci kii bi ramen bi wala mu def ko ci jën bi yow yaay xool rek nu la neex bu la neexee boole ko ak ay kaaneeg bagage yooyu noonu yépp donc mu ngi nii rafet loolu neex a xool te noonu la neexee aussi macha allah
tey nag recette bi jox nañ ko rek képp ki nga xam ne yow yaay safoo chez Bilo, plus particulièrement les grandes dames. Di jàll ci ñooñu jox si suñu sister Béatrice Tendeng, di ko jox aussi Bali Fadilou Alba. Donc tey moom lañ ko jox soxna Astou Ndiaye Doucouré, ñu ngi la koy jox madame Doucouré. di ko jox aussi sëñ Amadou Kane suñu frère boobu noonu gëjoon nañ la gis ci kër gi, namoon nañ la, donc ñu ngi la koy jox bu baax a baax a baax a baax. Non alhamdulilah ñun kii bi xaw nañu sore fii kii bi nekkoon, fii lakk-lakk bi amoon xaw nañu sore tuuti, mais quand même ñëpp daal lay affecté fi mu ne nii. Donc di leen wax, di ko wax merci beaucoup si xalaat bi nga ñu xalaat, yal na la yàlla fay, bindal la ko ay yiw yu kawe sa njort. jërëjëf jërëjëf. Donc di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi, di ko liker, mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi, comme ça à chaque fois ñu indi lenn lu bees mu mun ko notifier. Di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette. Di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.